sàkku ndimbal ci leeram ga bismillah jàmm ji ci yéen la jëm ma jëm ci tagg Muhammadu Mustafa sàkku ndimbal ci leeram ga billahi dootuma tàyyi di la kañ yow baayu xaasim Mustafa gën gi yonent xeetu yonent yi Mustafa ci matal yonent ñun fonk nañu la fonk sa jikko ak sa diine xaatimi nabiina wa imaamul mursaliina munu ma rab ba dee te duma la mos a tagg kon ma goree di lool doomu yab da laajee gën a màgg yaa matal yoon wi suñuy barrière yaa ko tagg lu suñuy dund gi metti yëpp lépp yow yaa ko fàgg jëru kër yaa ngoog yërmande yaa ko matal ku ci seeti yàlla nga la boo dajeeg na bi jàppal yàlla ko tagg ne ko wa innaka la ala xulliqin hasiin kafa billahi wa shahidan muhammadu bi ngay leer lañu la bëgg ñun te gisuñu la nga yegg si doon nit suñuy yoon di leer xamuñu la yàlla def la yoneen ñu topp sa ginnaaw rëcc wuñu fukki fan ak ñaar ci weeru gàmmu yàlla jël la jàmbal suñu Salam salam la famille ay maa leen siyaara j'espère que yéen a ngi ci jàmm maa leen di baalu àq encore ci koor gi di wax ni sama classe gi nag nañu muñ quoi te xam ni li des bareetul quoi dans 5 jours rek incha allah ñun ñi nekk ci Europe bi yéen ñi nekk Sénégal moom xam na dans 6 jours bëgg naa nag ñu waxtaan tey gaay ya bëgg naa ñu waxtaan malgré live bi maa ngi ko nar a jagleele situation foncière bi am Dougar c'est la même chose que Ndingler c'est la même chose que li Guy Marius Sagna doon xeex démb aussi bëgg naa ñu ubbi ci benn parenthèse ci kaaw Guy Marius Sagna ah bëgg naa aussi ñu waxtaan ñun en tant que ñun ñi nga xam dañu bëgg benn changement biir Sénégal ñii di def ay live ñii doon ay activistes ñii doon ay sympathisants am fu ñu far di live aussi bëgg naa tamit ñu waxtaan ci bu ci temps bi maye aussi bëgg naa ngeen dugg wax seen xalaat parce que dañu gis benn virement bu xaw a gaaw ci yenn activistes yi wala ci yenn liveurs yi mais je crois que ni loolu warul bett tamit yu bëri quoi parce que situation politique tamit loolu ak loolu ñoo ànd quoi mais atu la boo xam ne tamit nit ñi war nañ mën a gën a concentré wu xam li ñuy xeex mooy lan quoi ñu xaar gars yi dugg si tuuti après ñu démarrer live bi incha allah. waaye foog ma woyofal ko ba mag ak ndaw mën si xool moo waral ma wolofal ko ba fu waay ne mën si jëriñu wanewu si barkeelu si jëbalu si bu si daw ngistal ñi la gëmul woon bari nañ waaye loo ci mën buur bi yàllaa ko bëggee noonu bu ko neexoon ñëpp gëm yonent yi bari nañ ku ne def sa yoon teggi dem teggat si leeru nabi lañu bindee ñëpp te du dañ yen faxu anil hawa in huwa ila wax yun yuha moom du wax dara si coobareem moom nabi lu dul lu mu wax yàlla ko wax loo moom nabi moom i papam génn àdduna te mu fekk ko ci biiru yaayam baat bi mu mujj wax keroog bi muy génn àdduna aleykum bi salaati wa ma malakat ay maanukum fonk leen julli juróom te boole ci yërëm ñi ngeen yilif yàlla ñu yàlla tas ci barkeem moom nabi amiin gars yi maa leen siyaara maa leen siyaare ñëpp di leen jox seen wàccuwaay comme niñ koy defee chaque ramadan ci moment bi début live bi nag dañuy ñëw rek jagleel ko suñu frères yi nga xam ni tey ñoo nekkoon ci àll bi di jongante nag su ma koy wax mooy que ni
dafa amoon récitation Coran bu amoon fondation Mohammed VI organisé ko ñu gis ay doomu sénégalais aussi ñoom ñooy nekk 3 premiers yi moo lay wanal ni diine bi nga xam ne mooy diine islam te ñu am 95% yoo xam ne dañ ne ñooy musulmans yi Sénégal tey ay xale aussi ñu ñoo remporté waat encore prix boobu te ñëpp nekk ay doomu sénégalais nekk waa Kaolack aussi kon donc dañ leen di jaajëfal di wax ni aussi tamit suñu autorités yi tamit nañ leen dimbali xale yooyu xale yi nga xam ne ñoom peut-être jëluñu beneen voie boo xam ni mooy que ni ñu dem ci école yi école tubaab bi comme ni ñu ko xamee mais comme ci daara lañ nekk aussi dem di remporter ay prix xam nga ci concours récitation Coran yi gën a mag dem ba tey ñoom ak naar yi bu ñuy xëccoo tey ñoom ñooy jël 3 premiers yi kon donc ñooñu aussi bu ñu leen fàttee bu ñu fàtte seen famille aussi te bu ñu fàttee ñi nga xam ne mooy ñi leen doon jàngal muy ustaas yi ak sëriñ daara yi parce que tey ñu bëri dugaluñu seen doom daara parce que ni ñuy déggee daara ak manipulation bi ci nekk ak li ci am ba tax na tey bu ñu amee ñoo xam ne tey dañuy dem di jël yenn prix yi aussi na leen état jàppale xale yi dem nañ récité nañ Coran te jël nañ 3 premiers yi ay sénégalais ñoo ko jël kon donc wax dëgg yàlla na état Sénégal def liggéeyam nag même bu defalul dara daara wala mënul recenser wuñu daara yëpp ba ñëpp xam leen war nañu mën a jël 3 premiers yi au moins kenn ku nekk même bu ñu lay may benn terrain wala ñu jël benn 1 million may la ko xam nga pour encourager leen encourager seen famille aussi encourager sëriñu daara yi leen di jàngal encourager aussi nit ñi ba ñu mën a moderniser daara di jàng école en même temps di jàng daara yooyu yëpp mën a nekk xam nga loolu benn point la boo xam ne rek dama ko doon indi pour féliciter leen parce que tamit ci weeru koor lañ nekk te il faut que tamit ñu encourager leen di encourager aussi ñi nga xam ni mooy mouvement bi nga xam ni mooy xeex wàllu góor jigéen le 23 la incha allah ci mois bi ñu nekk nii xam nga peut-être nag ñun ñi nekk ci Europe bi du ñu mën a def dara lu ñuy mën a def rek mooy def ay vidéo partager ko ak ñoom mais ni Sénégal ni France ñooy xeex voile ba voile kenn mënu ko def biir France Sénégal aussi am na droit xeex góor jigéen ci biir dëkkam muy lu ñuy rafetlu aussi xam nga muy ànd sàmm jikko yi di leen encourager encore une fois di ñëw nag di wax rek di ubbi benn parenthèse bu ndaw ci li nga xam ne moom moo am ci kaawu Guy Marius Sagna ñëpp gis nañ ko ci réseaux sociaux yi li ci jot a am xam nga gis nañ ko te franchement parler nekkul lu ñuy rafetlu parce que tey Guy Marius Sagna lañ ko def te ñëpp xam nañ ni état bi fi nekk nii loolu du mujj fenn malgré porté na plainte def na acte de noble aussi nekkul ni dafa faible moo tax bi mu ñëwee xëccantewul ak ñoom mais pour mu wane ni que ni moom leader la te jàmm lay dox moo tax mu yëkkati ay loxoom ñii xëpp ko suuf ñii saaxe ko ñii di ko xëcc fii ñii di xëcc de gauche à droite ba xotti yéreem loolu ça montre que ni élection locale yi ñu jëm élection législative élection présidentielle bi deret bu bari nar na ci tuuru deret bu baree bari dina ci tuuru violence bu baree bari la nar a àndal parce que li koy wane rek mooy que ni depuis manifestation yi ñu gisoon ay nervis d'après les nervis ñu gis ni fépp fu activiste nekk wala kenn koo xam ne bokkoo ci état yaa ngi def point de presse wala ngay def quoi qu'il en soit loo xam da ngay dénoncer wala ngay def éveil de conscience dañ lay yónnee ay nervis c'est comme loolu lañ mën def ci période bi waxatuma la ak bu ñu demee ci campagne électorale sans oublier aussi ma féliciter Demba Ba international sénégalais moom mi nga xam dafa amoon problème ak clubam ci wàllu weeru koor bi parce que dafa woor di football ay entraînement ak yooyu xam nga ba am ci problème ak club bi mu nekkoon mun leen man ku ma nar a teree woor ku ma nar a indil problème ma bàyyi football jaralu ma ko donc moom aussi mu xam nga mu am problème ak clubam ndax weeru koor bi ndax koor xam nga ñu koy féliciter aussi parce que moom foo ko fekk rek day jël engagement te doomu Sénégal la aussi il faut que tamit ñu féliciter ko bu loolu ñëwee ñu ñëwaat ci kaawu Guy Marius Sagna di wax ni il faut que ni Macky Sall prend ses actes gendarmerie aussi ñu prendre seeni actes si lii di am nii parce que njëkk na am fii nga xam ne mooy Kër Massar si benn manifestation bu ñu defoon
ci ambulants yi di nii na bëggatuñu ambulants yi ci territoire bi dañoo war a gën a organiser Kër Massar maire bi yónnee ay nervi ñu dóor ñu doon manifester ci kanamu gendarme bi j'ai le vidéo j'espère ci kanamu gendarme bi de la même façon moo am ci kaaw Guy Marius Sagna léegi ñun bu dee gendarme yi dañuy dem di ànd ak tey parti au pouvoir wala ñuy ànd ak fi maire bi nekk wala ñuy ànd ak fi préfet bi nekk wala ñu ànd ak autorités yi nga xam ne ñooy gouverner léegi bàyyi le reste de la population y a problème donc sécurité ñi nga xam ne ànd ñoo nguur wala ñi nga xam ne duñu ay militants APR donc nous sommes tous en danger surtout suma frère ak suma sœur yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal nekk sur le terrain parce que façon politique bi c'est la première fois ñu commencé koo gis Fatima maa ngi lay ziar kon donc li ñu def Guy Marius Sagna xam nga li ñu naan li tas sëy feeñoon na ci ngoro bi mooy lii gis nga lii ñu commencé def Guy Marius Sagna nii xaar leen ko bu élection législative yi ñëw wala élection locale yi di ngeen gis ay autorité yónni ay nervi ci côté opposant bi ñu leen di dàq ñi def campagne électorale ñu leen di sànni ay xeer jaas yi génnaat fetal génn te bu ñu fajul lii nii fi mu jëm kenn xamul fan la parce que Guy Marius Sagna mérité wul liñ ko def démb malgré yorul benn poste de responsabilité boo xam ne tey état moo ko teg ci loxoom mais askan bi ñoo ko jox poste de responsabilité bi mu nekk te laaju ko aussi da doon xeex ba askan bi gis seen bopp ci Guy Marius Sagna jox ko loxo kon donc ku mel ni Guy Marius Sagna mérité wul tey mu dem di mu am localité bu am problème mu suuf mu ñëw di ko dénoncer si même yéen bu ngeen àndul ak moom Hermana Awa maa ngi lay siyaar xam nga même bu ngeen àndul ak Guy Marius Sagna toog leen ngeen déglu ko mu def discours ba pare ngeen jug ne ko non lii ñu la wax ak lii lu dëgg ngeen def benn débat di dee moom bu defee déclaration ne non dañu sàcc fii suuf bi dañ ko jaay suuf bi kii moo ko moom kii moomu ko moom dëkkul foofu si localité bi ay nit ñoo ñëw expliquer ko problème bi indil ko des preuves palpables mu ànd ak ñoom ci combat boobu kon donc bu loolu amee li doon yoon mooy que ni nervi yi ñëw wala beneen cas bi nga xam ne fa la monsieur le maire nekk ak kum ci mënti doon mais bul ko yónnee ay nervi defal face à face ak Guy Marius Sagna nga bàyyi ko mu def discours ba pare nga jël micro wax sénégalais yi après sénégalais ñoom ñooy àtte c'est la même chose ak ñun ñuy def live man su ma indi suma idée yéen ngi indi seen contribution ci commentaire après buñ paree ci live bi ñiy gëm dañuy gëm ñiy weddi ñii ne non man d'accord naa ñii ne d'accord ma en fait Sénégal noonu la quoi nekkul ñun ñoo fi ëpp xam-xam wala Guy Marius Sagna moo fi ëpp xam-xam wala moo fi ëpp fit mais de toute façon le gars ne mérite même pas ça te lii ñu ko def nii dafa am ay zones yoo xam ne fa lañ ko koy mën a defee Guy Marius Sagna kenn du ko fekk biir Dakar di ko malmené Guy Marius Sagna doo ko fekk foo xam ne tey ay patriotes ñoo fa ëpp mu ànd ak ñoom ni nga koy malmené Guy Marius Sagna dafa mën a dugg ci benn village wala dugg ci benn koñ waa koñ boobu génn am ñu génn ci waa koñ boobu di ko malmené mais Guy Marius Sagna seul xam ngeen ne bu ngeen budul woon tey ngeen nekk groupe du ngeen ko def noonu et puis c'est vilain te loolu ñu def Guy Marius Sagna na ko Macky Sall xaar na ko ay meeram xaar na ko ñeneen ak ñeneen xaar parce que tey bu dee fi ngeen bëgg a yóbbu politique léegi débat d'idées lañ doon wax ci télé yi ñu dem ci réseaux sociaux yi mënoo leen fa am dara ñu dem ci télé yi mënoo leen fa am dara léegi lan moo fi des xeex parce que tey bu ngeen yëkkatee fi ne teg ko ci kaw Guy Marius Sagna bakkan rot fa wala am ku fal boppam toj ñu ne moo donc léegi Guy Marius Sagna dañ koy tere bépp xeetu rassemblement parce que il est violent loolu ngeen bëgg quoi en fait bu leen pousser nit ñi ci loolu parce que jeunesse bi nga xam ne ñoo topp ci ginnaaw Guy Marius Sagna di ko déglu jeunesse bi nga xam ne ñoo topp ci Ousmane Sonko di ko déglu jeunesse bi nga xam ni ñoo topp ci Barthélémy Dias di ko déglu jeunesse bi nga xam tey dañu bëgg changement Sénégal ñoo ëpp doole ñi nga xam ne ñooy nervi yi te tey am na nu ngeen di pousser nit ñi rek ñooñu dañuy gis ni carrément ñi leen di xeexal ñoom ngeen di jaay doole bu boobaa ku ciy demati manifestation da ngay armé wu ci manifestation simple laa la wax de da ngay armé wu di nga yor kuur wala nga yor yet wala nga yor jaasi te loolu mun na ñàkk te loolu bu amee fa ngeen bëgg a pousser nit ñi ba nga xam ne tey bis bu Guy Marius Sagna wootee manifestation comme ni ngeen ko def démb def ngeen ko caat Y'en a marre pendant les manifestations ay nit dab ko dóor ko yóbbu ko sànni ko fenn ba pare ñu arrêté ko léegi ba ngeen merloo activistes yi merloo ñi nga xam ñoo nekk sur le terrain ba la prochaine fois bu ñuy demati manifestation kenn ko da ngay jël benn cour wala nga jël jaasi def ko ci benn oto pour en cas bu ñu la dabee léegi ñu fuyete oto bi wala nga mer xeex ñu téye activistes yooyu ba nga xam léegi dootoo leen wax mais nag gis nga daa la xamal benn affaire
régime mu Macky Sall gis ngeen li ngeen def ay ñoom Guy Marius Sagna nii pour ñoom ñu mën a mer nga xam léegi bu ñuy demati fenn dañuy yóbbaale ay armes wala dañuy def leen non ñoom duñ ko def de xam nga ñan ñooy yor armes yi ñi nga xam ne ñoom ñoo leen woo clamé leen ne leen suñu dëkk fii dañ fi sàcc suuf fii li wëg li daf fi xew ñooñu ñooy yor ay yat mais Guy du yor yat képp kuy leader doo yor yat ça sera la même chose ak kaw Ousmane Sonko ak Adji Sarr bi mu amee gisoo leen benn leaderu Pastef wala ngeen gis beneen leader boo xam ne tey yoroon na yet wala yoroon na xeer wala yoroon na dara jeunes yi ñooy jël seen responsabilité parce que ñoom ñi leen di représenté tamit ñoom dañuy teg seen bakkanti ñoom yéen erreur bi ngeen bëgg a pousser ñi nga xam ñoom ñooy ay Guy Marius Sagna ay Thiat ay Kilifeu ay ñoom Simon ñi nga xam ne ñoo nekk sur le terrain ay ñoom Abdou Karim Gueye ak ñooñu li ngeen leen pousser mooy que ni ñu commencé di leen agresser verbalement parce que loolu yàgg na verbalement mais ñoom tànkam lu nañ ko léegi physiquement ngeen leen bëgg a agresser comme que ñoom yoruñu ay mbër yoruñu ay gros bras ñu commencé di jënd ay pompe à gaz di yor ay paaka di yor ay jaasi di ko dugal seeni oto bu ñuy dox guddi di ko yor léegi bu ngeen leen jàppee am lu am bëgg leen coller motif pour am fu ngeen leen téye loolu du ci dal jeunesse conscient bi nga xam ne tey ñoom xam nañu ñoom li ñu waroon wax ñooñu ñoo leen koy waxal jeunes yooyu ñooy jàkkaarloog seeni nervi te mën na indi guerre civile mën na indi leneen ak leneen kon donc vaut mieux ngeen arrêté parce que man su ma leader wala nit ki nga xam dama ko bëgg mu am lu may xeexal am fu mu toll ci man nga am noo ko def su ma jàppee sa leader dama koy def la même chose kon mën nañu bañ a egg foofu encore une fois ñu leen di avertir parce que li ngeen def Guy Marius Sagna lan moo ko fi jar message la ñu woon di véhiculer déglu leen ko bu waxee ba pare bu ngeen d'accordul ngeen ñëw wax ak moom Fatoumata Ouméra maa ngi lay ziar comprendre nga il faut que ñu delloo si waat tamit suñu xel te ànd ci xeex bi ci beneen affaire beneen bi balaa maa dem ci kaawu Dougar ak problème foncier bi nga xam ne moom laa wax beneen bi ma bëgg a wax mooy que ni gis nga Pastef yéen waa Pastef il faut ngeen reculer ci façon bi ngeen di xeexee il faut ngeen jël si recul su ma koy wax nag il faut dama bëgg ngeen déglu ma ak xel parce que am na ay liveurs yu fi génn ne ñoom léegi bàyyi nañ comprendre nga loolu waru leen bett ci combat ngeen nekk parce que combat bi kenn dama leen di wax encore une fois kenn ku nekk ak ni ñu ci duggee am na ñoo xam ne bi ñuy dugg Pastef liveurs yooyu ñoo leen dugaloon am ñoo xam ne bi ñu ciy dugg même bu ñu gisuloon liveurs yooyu dañu ciy dugg gis ngeen lii commencé am ni ci réseaux sociaux yi bu ngeen ci xalaatee bu baax a baax avantage u waa Pastef la ci kaw nag ngeen xalaat teg ko ci yoon parce que liveurs yi génn am nañ droit dem segam Ousmane Sonko sax bu ko neexee suba mu ne projet bi porté tuma ko keneen laa koy jox mu porté ko te boobaa da ngeen ci war a ànd yéen parce que projet ngeen am ak moom pas jëmm ji physiquement kon bu amee benn liveur bu génn ne moom dafa démarqué wu bu leen ko laayifal bu Mame Mbaye Niang génnee bu leen ko laayifal bu Cheikh Yérim Seck génne bu leen ko laayifal bu François Hélène Gueye génne wala Mati Trois Pommes génne bu leen laayifal xam ngeen lu tax ma wax loolu c'est parce que gis nga Cheikh Yérim Seck Mati Trois Pommes dañu am gis nga ñu ngi bëgg a mëne loo xam ne tey gis nga bu ngeen leen ci fekkee di ngeen daanu ci pax parce que da ngeen war exemple bu terre à terre laa leen jox tey yéen ñi bëgg Ousmane Sonko yëpp Macky Sall moo def Ousmane Sonko li mu doon par force Macky Sall moo ko def li mu doon am na benn vidéo boo xam ne bu ngeen ko seetaanee Sa Ndiogou mu ngi si tooñ Mamadou Diop Decroix naan ko noonu man opposant la man bi may xeex kenn xeexul te man kenn du ma wax mu ne Macky Sall day defal promo Ousmane Sonko te effectivement defal na ko promotion ba léegi moom ëpp na ko doole ëpp na ko ampleur mënatu ko téye ba pare nag Ousmane Sonko ñëw confirmer gën a déterminer jeunes yi jox ko bopp léegi yéen la même chose yéen waa Pastef ak yéen ñi nga xam da ngeen bëgg changement ngeen nekk ay activistes ak ay liveurs ak ay sympathisants Pastef ngeen bëgg a defal la même chose Mame Mbaye Niang ngeen bëgg a defal la même chose Cheikh Yérim Seck ngeen bëgg a defal la même chose Mati Trois Pommes ngeen bëgg a defal la même chose activistes yi bàyyi bu ngeen amee tuuti inspiration da ngeen di inspiré wu seen leader politique muy Ousmane Sonko ñaata nit ñooy saaga ndeyam ci réseaux sociaux yi di bind ñaata nit ñooy génn ci télé yi nga xam ne xaaj bi état ñoo ko moom ak site internet yi ñu leen fay invité ñu koy wax lu ñaaw mais loolu mook saaga ñoo yem mais est-ce que gis ngeen Ousmane Sonko moom ci boppam toog
dem def benn interview wala mu ne wol leen ma wala mu taal page Facebook am wala mu bindu commentaire wax ci nit kooku doon wax ci moom te pourtant dégg na ko mais dafa am benn objectif bu mu jël dafa ne man ak Macky Sall la comprendre kon man tey su ma génnee def live ci Cheikh Yérim Seck bu amee yeneen ñaar ñu génn wala yeneen ñett yu ma njëkk a génn doy na jaratul keneen di ci génn na ko nit ñi partagé dagg vidéo yi tas ko point barre mais bu dee man dama ko def keneen def ko keneen def ko keneen def ko malgré kenn ku nekk yaa moom sa connexion kenn ku nekk tu es libre mais dafa am benn combat boo xam ni bu ci bëggee continuer trop de communication tue la communication parce que ñun dinañ toll benn instant boo xam ni ñun ñooy en fait ñun ñooy joxe ni Macky Sall def Ousmane Sonko ñun noonu la ñuy def ay ñoom Mame Mbaye Niang en fait Mame Mbaye Niang il est mort en politique Mame Mbaye Niang suñu xaalis la lekk moo tax Macky Sall jëlee ko ci gouvernement bi Mame Mbaye Niang bu doxaloon ni mu waroon doxal kon tey problème jeunesse yi di am du am léegi nag moom comme loolu gis na ko moom xam nañ ko état xam nañ ko délogé nañ ko ci état bi ñu indi ko ci beneen fonction nekkatul ministre amatul budget mais ba léegi mu ngi ci état bi mais bu cas bu mel noonu bu amee kooku génn wax promo bi ngeen koy defal di dal ci kaw moom xam ngeen lan la ciy noté day noté ay vidéo bu ma ko saaga bu ko keneen saaga bu ko keneen daggee partagé keneen ak keneen yooyu la ñuy toogee di waxtaane présidence non dal naa ci de gis nga booy temps yi fi ci man rek lañ nekk mais non xaaral rek dinaa ci bu ko defee après Macky Sall ne non booy yow il faut nga ñëwaat parce que yow gis naa ne xeexkat nga te booy yi mën nga defanteeg ñoom ni nga defoon 23 juin yaakaar naa ba léegi mën nga mobilisation boobu mais promo boobu noonu Mame Mbaye Niang di am ñun ñoo ko koy may Cheikh Yérim Seck la même chose Cheikh Yérim Seck bi mu amee problème fii ñun ñu génn live ci affaire Bati Plus ak affaire femme bi ko accusé woon ak yooyu ñun bi ñu génnee dénoncé affaire yi am benn côté boo xam ne dañ ci ànd ak Cheikh Yérim Seck am beneen côté boo xam ne ànduñu ci ak moom ñu ñëw dénoncé affaire yooyu yëpp mais bi ñu ko dénoncé ba pare dañ ciy pare Cheikh Yérim Seck bi mu génnee dafa ne moom à partir d'aujourd'hui peuple bi lay ànd ak mais il faut ngeen nangu que ni gars yooyu duñu ay patriote 100%. am na nag xam nga patriote dafa am degré mais ñoom seen degré est-ce que man damay jàpp ni est-ce que egg na 2%. parce que seen intérêt personnel lañ jiital d'abord te intérêt boobu noonu ñu jiital intérêt boobu ñu jiital mooy lay wan ne tey moom bi mu génnee ci ay problème am dafa ne ànd ak peuple bi bi ñu demaatee ba benn instant mu xam ne tey moom maître Malick Sall bii toog nii la doon xas ne moom moo yoroon affaire Bati Plus si cabinet am fa la affaire yëpp jaare ak naaru libaane yi ba naar yi daw dem Touba yooyu yëpp xaw ma ba xam vous vous rappelez léegi kon donc jarul nit ñi di tardé waat Cheikh Yérim Seck Cheikh Yérim Seck il a bien fait et bien dit ce qu'il a dit parce que dafa taquiner ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko jeter clin d'œil à Macky Sall parce que nee na leen ci wàllu communication Macky Sall dañ ko rey ba mu dee ci communication ci réseaux sociaux yi ci télé yi ci lépp boo liiree commentaires yi kon donc moom wan la leen ni waa Pastef ak ñi nga xam ne ñooy ay opposants am ni ñu mel ci communication ci réseaux sociaux yi Macky Sall attanu ko loolu lu muy tekki mooy que ni man bu ngeen ma woowee man xam naa fi ngeen di jaar comme moom mu ngi sous contrôle judiciaire dossier mu ngi sous contrôle judiciaire bu jeté clin d'œil commencé di tirer ci Ousmane Sonko di tirer ci li am ci réseaux sociaux yi léegi vite fait ngeen gis ñu classé ko sans suite ay dossier am vite fait ngeen gis ñu woo ko te loolu yéen a ko koy may mais ñëpp xam nañ ni tey am na benn site bu ñuy wax Baol Info dafa décortiquer li Cheikh Yérim Seck wax indi ay vidéo daawam biñ ko jàppee ñëw teg yokk ci tuuti ay nit ñoo xam ni ki def analyse boo dégloo niveau d'étudiant soriwul man ak moom a yem mais daf ci wax lu pertinent nga dem Walf Fadjri fekk fa comment dire Cheikh Bara Ndiaye bi ànd ak Sa Ndiogou di def émission mais Cheikh Bara Ndiaye boobu kooku bu defee analyse ba pare te si daara la jóge bu defee analyse ba pare def ko si Cheikh Yérim Seck def ko si ñi ma la wax nii ñëpp mais jaratul soon sax keneen di wax parce que tey yàlla dogal na président bi ngeen di défendre am na ay nit ñoo xam ni jaaruñu benn yoon école te bu ñu analyser ba pare nga jox leen 100% wala 95% mais kon loolu doy na xeex li ñu mënul continuer mooy ñu nekk ay répondeur automatique ku wax ñu tontu la parce que ñun ñi ñuy tontu ñooñu ñooy dem dagg suñu ay vidéo dagg seen vidéo yéen dagg li ngeen di seetaan yóbbul ko
Macky Sall wala ku ko jege ne ko gis nga temps yi maa ngi dóor mu ngi dal booy yaa ngi may saaga mais faalewu ma leen bu ko defee kooku la ñuy joxaat benn budget suñu xaalis la ñuy jëlaat joxaat ko kooku jëndal ko ci oto wala ñu nomee ko benn affaire wala ñu jox ko poste. il faut que ñu éviter loolu nañu xeex li jar a xeex muy ay carte électeur bu dee yéen ñi bokk parce que ngeen massifier seen parti ay waxu bojo yi waxu yu sew yi noonu ngeen bàyyi mu jàll. parce que seen président ci boppam day bàyyi mu jàll nit ñaa ngi koy saaga mu ngi koy dégg nit ñaa ngi koy saaga nit ñaa ngi koy tam dëmm nit ñaa ngi koy wax lépp mais day bàyyi mu jàll xam ne moom Macky Sall la amal affaire. léegi nag man su ma génnee wax ci wala am yeneen liveur yu ngeen xam même bu dul ci page bi ak fu mu mënti nekk mu live ci wax ci lu ci am solo jaratul keneen génn di ci live jaru ko bu ci 5 personnes jotee génn wax jaratul le 6e di ñëw wala le 5e di ñëw. naa am honnêteté am audace ni kat suma frère bi li mu wax nii man moom laa bëggoon wax kon vidéo am rek laay partagé pare si mais bu am na benn ampleur boo xam ni am na ñoo xam ni tey ci communication pare woon nañ seen àdduna ci communication mais jugaat bi ñu jugaat ni patriote yi ñoo leen ko may ñoo commencé di leen tontu di wax ci ñoom di wax ci ñoom ba léegi ay site internet dañu leen di invité biir Sénégal naan ne dama dégg ñu lay menacé léegi yow noo ko jàngate affaire yooyu te ñun ñoo leen ko may man am na si ñoo xam ne su ma ay xarit lañ am na ñoo xam dama leen xam bu baax mais su ma gisee nga def benn dérapage bi dinaa bind dinaa commenter su ma la mënee woo téléphone dinaa la woo téléphone dinañ wax ba pare mais bu dee déggaloo ma te yaa ngi continuer la même chose mais dootuma la suivre groupe WhatsApp yi ma bokk ni rek laay jékki-jékki rek gars yi tëmbal ko fa mais man dootuma la suivre dootuma la suma ay vues comprendre nga yooyu il faut ngeen comprendre ko. beneen erreur bi nga xam tamit waa Pastef dañ koy def muy patriote yi mooy da ngeen di gis ku commencé live def dara bu bëtam dee metti sax ngeen dajaleel ko jox ko mais yéen a tax ñooñu fi ñàkk tey ñooñu ku ci dem bàyyi Pastef yéen a ko tàmmal seen frères yi nekk Sénégal buñ nanguwul liggéey yéen a leen ko tàmmal yéen a leen verser union yéen a MoneyGram yéen a yónnee xaalis kon il faut ngeen changer seen stratégie. bu dee nag nit dafa feebar tëdd laa mën nañ ko dimbali mais quant à nit koo xam da ngeen ko gis muy live mu jékki-jékki rek xam nga jël numéro kenn xam nga gis numéro kii bi Maria Diop bi xam nga jëm a am contact am Facebook xam nga su ma defee live ba pare rek woo ko ne ko Maria waaye man de kër gi dara nekk fi te xam nga rek temps yi liggéeyu ma yu mel noonu ñu bëri na ay activistes ak ay liveurs yoo xam ne loolu la ñuy dundee liggéeyuñu parce que ndax lan yéen a leen ko tàmmal. yéen a leen ko tàmmal li ngeen di joxe ñooñu ngeen dem def ko seen parti bu ñuy laaj dara ngeen def ko ci biir parti bi loolu moo gën mais tey ñooñu ngeen doon jox loolu bu ñu demee ba mënatuñ ko am gis keneen koo xam ne dañ leen di jox benn 200 000 francs pour ñu jaay seen ngor dañuy jaay seen ngor bu ñu leen joxee 500 000 dañuy jaay seen ngor donc xam nga dafa am ñoo xam ne man dama comprendre quoi. bu ma gisee nit di live ne man waroon nañ ma recevoir waroon nañ ma yëg waroon nañuy tudd sama tour c'est comme quoi que ni don de soi yow pare woo pour def don de soi quoi pare woo pour def don de soi parce que tey Jamal Samb tey bu dee moom dafa dugg ci biir live bi di xaar pour ma tudd ko wala muy xaar ma koy wax dara kon moom parewul pour partager li nga xam ne moom la ñuy wax pour mu jariñ Sénégal yëpp exemple laay joxe quoi tey activiste wala liveur bi wax ne dañ ma waroon a woo dañ ma waroon a yëg dañ ma waroon a tudd waaw mais nañu waxante dëgg ki sacrifier vie am vie njabootam moom kon moom kooku fan lañ koy dugal ki nga xam ne bu ñuy saaga ndey moom la ñuy saaga ndeyam fan lañ koy dugal c'est il faut que ñu dellu si waat suñu xel quoi xam ne ki jàpp di partager mooy doon soi am moom jënd connexion am di si partager mooy doon soi am ki toog di wax loolu mooy doon soi am ki jël engagement ne moom day wàcc sur le terrain loolu mooy doon soi am ki nga xam ne mënul dem day dugal xaalisam bu dara amee loolu mooy don de soi am mais def sa don de soi ba pare naan kenn faalewu ma kenn yëgu ma léegi yéen a leen ko tàmmal parce que nit bu laay fee ñaari yoon ñetti yoon li ngeen bëgg a dégg mooy que ni seen leader dafa beau dafa gentil parti bi moo fi gën non on est en démocratie bàyyi leen kenn ku nekk liveur bu nekk ak activiste bu nekk ñu wax li ñu xalaat ngeen commenté ne ko non lii war a ko woon wax non fii da nga juum fii nii xam nga loolu mooy yoon bu ko defee même ñi bokk ci yeneen parti yi bu ñu ñëwee sax bu ñu xoolee dañ naan non mais kii li mu doon wax boo lire commentaire yi 200% yëpp dañ ne ko waxoo dëgg doy na parce que tey bu ngeen xoolee dafa am benn affaire bu commencé am ci réseaux sociaux yi gis nga même télé yi
même télévision yi dañuy xool plateau télé yi yéen a ngi koy seetlu dañuy naan lan moo gën a fës ci réseaux sociaux yi ci semaine bi léegi ñu indiwaat affaire boobu mu jàllaat tel te lan moo ko may yéen a ko def man maa ko def ak yéen ak ñeneen ñu koy partagé te bi affaire bi di départ dañ doon wax président Ousmane Sonko président réseaux sociaux la tey gis ngeen Yérim bi mu koy attaqué dafa ne le gars wax na ba pare amul ampleur et que c'est faux parce que revue de titre yi am Ahmed Aïdara lire ko buñ ko relaté wul woon ci presse bi Ahmed Aïdara du ko lire te pourtant foofu li Yérim di xeex mooy promotion bi Jotna TV bi waa ji di def te waa ji bu yàgg la waroon a defee ay affaire am Jotna TV parce que waa ji yàgg na wax ci page Facebook am nit ñi jëlaat ko def ko titré ko waxatuma la ak nag mu toog ci site internet plus de 24 000 personnes di ko suivre entre YouTube ak Facebook kon dafa am yoo xam ni bu ko nit waxee man sama doom bu ndaw bi am 4 ans sax dina xam ni carrément que ni kii day fen kon jaratul ñun ñu ciy génn di def live di def affaire yooyu il faut ñu changer stratégie bi mooy ñu dóor fi ñu war a dóor jàppale ñi nga xam ne tey ay baadoo lañ seen loxo jotul seen ginnaaw te ñu ngi sonn ñu jàppale leen ñi nga xam dañ leen a nax jël seen suuf ñu jàppale leen ñi nga xam dañu bëgg ay carte électeur ñu wax ak ñoom keneen ak keneen noonu ba ñu mën fi jëlee Macky Sall mais ay Cheikh Yérim Seck li ñu def c'est très normal pour man dara nekku ci xam nga bëy bu sàngoo deru bukki c'est normal tôt ou tard day feeñ yow Cheikh Yérim Seck ñaata problème la am ak état instant yi bu ñu indee wàllu viol indi wàllu bati plus lu mu ci waxoon indi yeneen ak yeneen mais bu demee ba benn instant ay affaire am demeetul nu mu demee woon yoon na muy jeter clin d'œil ndànk-ndànk te waa ji dafa soxla def 3e mandat donc kon moom da koy jéem a wax ni carrément que ni ñi ngay liggéeyal ci wàllu communication dañ ci raté nii ak nii lañ def léegi moom même bu nekkul benn nit boo xam ne tey dañ koy nommé ñëpp gis ko mais day doon conseiller ci suuf ay affaire am day teel a jeex ci justice bi parce que maître Malick Sall bi nga xam ne tey mooy ministre de la justice ci kaawu Bati Plus moom lu mu ko ci waxul amul kon donc il faut ñu bàyyi suñu xel ci combat bi ni ñu koy dérouler il faut ñu bàyyi ci xel parce que tey dafa am loo xam ne bu ñu ko naree continuer pertement lay jur pertement bi mooy que ni ñun dinañ defal promotion ay ñu ci mel ni ay Mame Mbaye Niang defaatal promotion ñu ci mel ni ay Cheikh Yérim Seck defaatal promotion yoo xam ne tey ci politique ñoo xam ne deewoon nañ ku ci mel ni maître El Hadj Diouf ci politique xam ngeen maître El Hadj Diouf mënul la wax fii mooy base am maître El Hadj Diouf mënul dajale 20 personnes yu mat mais tey ñun def nañ la tout ba nga xam ne tey képp kuy opposé di ngay bëgg a am maître El Hadj Diouf si sa wet pour mu lay waxal sa yu baax di la défendre malgré du la indil nit mais di la leen défendre ci réseaux sociaux dina la défendre feneen ak feneen ay ñoom Birima ak ay nit ñu kenn xamul la même chose man daal loolu laa xam ni mooy suma xalaat aussi mën naa ci juum nag quoi mais man je crois que ni képp ku toog ci réseaux sociaux yi di def live wala ngay def leneen man dama jàpp ni loolu mooy sa don de soi waroo xaar ku la ci gërëm demal nga wuti métier nga boole ko sa métier loo ci am nga xam ne li ngay liggéey nii mooy sa métier mais leneen li ngay def yaa ngi koy def pour Sénégal yaa ngi koy def pour say frères yaa ngi koy def ak say sœurs mais nag buñ naan nit buñ naan ndox bu tàng suukar saa tax loolu waxu sénégalais la kon donc yéen ñi doon live da ngeen doon xaar tey dëkk bi changé ñu ne non live vérité lañ defal lii non mais kon loolu du patriotisme loolu du patriotisme quoi bu dee man damay live tey bëgg suba ëllëg si bi ñu nommé ma benn affaire mais càmbar kon fii dina bëri bousculade parce que bëri am na ñoo xam ne ñoo ma ëpp niveau d'intellectuel comprendre am na loo xam te ni il faut ñu bàyyi ci xel quoi man dama jàpp ni man déjà man bokkuma Pastef quoi parce que li tax bokkuma Pastef encore une fois ma leeralaat ko c'est parce que dafa am benn allure bu am te man lii am bugguma ñu xool ñu étiqueté ci Pastef moo tax ma démarqué wu comprendre nga moo tax ma démarqué wu ci Pastef mais lépp lu ñuy def loo xam ne tey lu ñuy laaj xaalis la loo xam ni wàllu mouvement la wàllu sensibilisation la dama ci indi sama participation indi sama contribution comme yéen ni ngeen koy defee peut-être am na ñoo xam ne sax ñu nekk ci live bi ñoom Pastef lañ bokk quoi mais comme damay wax te li may wax mën naa am erreur ëllëg ak si biir bugguma ñu jël ko dëkkal ko fenn moo tax man bu ma gisee ngay sol ci setu Pastef sax di live en général ñu si bëri su ma ko waxee su ma waxee rek te yàlla tax dama leen di mere parce que li tax ma leen di mere mooy que ni amuñu pétition pour wax ci Pastef amuñu ko amul kenn ku leen ko signéel mais tey war nga mën a def analyse xool programme waa ji
xool li ci nekk nga wax ci nit ñi léegi nit ñi ñoom bu ñu xoolee dañ ne ah kii de li mu wax ak li am ci programme bi kon de man maa ngi demal sama bopp foofu loolu rek doy na mais kantaa nag nga ñëw waxee si surtout parce que def ci jéeye wala nga def ci dara ëllëg si biir parti bi am na foo xam ne tey ak ni Sénégal bindoo duñu la mën a défendre kon donc am na loo xam ne ci xol lay nekk am loo xam ne tamit ci xel lay nekk man su ma sañoon ñiy live ñëpp côté boobu la ñuy taxawee quoi nga xam ne ëllëg si biir ñoom seen bopp ñoo libéré seen bopp libéré aussi seen parti man suma point de vue la quoi maa ngi jéggalu nag parce que thème boobu sori naa ci trop te du woon yoon mais dama gis rek ay sorties yu am di leen wax ni loolu ak politique ñoo ànd tey am na l'autre là qui était avec Ousmane Sonko bi mu génnee bi waa Pastef defee seen communication dafa ne dañoo àndoon def coalition pour être des élections yi passé nañ am nañ droit ils sont libres mën nañu dem xam nga te loolu la même chose moo mën a nekk ci man mën naa xëy jékki-jékki ne leen noonu suba ma ñëw ne leen ah sa waay man de léegi pare naa ci quoi maa ngi ci Moustapha Niasse mais nag bu ma génnee man tamit naa am ngoru dem foofu wax ak Moustapha Niasse sans pour autant ma sànni leen xeer gars yi dem nañ dem mais nañ bàyyi yàq der bi am nañ droit dem fu leen neex ne mais nañ bàyyi yàq der bi mais dafa am loo xam ne tamit yéen a ko war a bàyyi ku wax benn ñaar ñett dama am problème mu téléphone ngeen jëndal ko dama am problème mu table ngeen daajal ko cantine dama am problème mu câble ngeen jëndal ko rallonge yooyu ngeen yi bàyyi parce que kooku li mu doon def wala man li may def man maa ci opté wu ni damay def don de soi kon kay lu ma ci fekk naa jël mais nag bu nit feebaree loxoom jotul ginnaaw war nañ ko mën a dimbali leneen ak leneen mais li ngeen tàmmal nit ñi moo mënta continuer keroog maa ngi koy wax ne leen joxe bu bari bi mënta continuer nit mënoo poos mënoo si dëkk si di joxe ku mën a def live nga xam ne don de soi ngay def pour def éveil de conscience nit ñi nangul la ko ki mën a partager jël page Facebook am commenté ci don de soi la def parce que bu ñu toppaatee page Facebook am kim si saaga wala lim ci wax dinañ xam kan la te bu ci amee problème aussi moom moo jëloon engagement wu def ko kon aussi ñiy live dañ jàppe loolu bu ñu jàppee seen bopp ay messi ñun ñoo taal kii ñoo taal kële yooyu yëpp amul gis nga affaire bi ay taalante la parce que tey am na yu bëri yoo xam ne tey ñemewuñ ko woon wax te tey buñ koy wax grâce li Ousmane Sonko di dénoncé ak li mu génne nit ñi appuyer ko pousse ko mu dem am na ñoo xam ni patriotisme Ousmane Sonko daf ko fekk si ñoom am na ñoo xam ne daf ko def si ñoom am na ñoo xam ne dañoo bokk yoon ñu tase dem il faut ngeen nangu loolu te ñëpp mënuñu nekk ay président ñëpp mënuñu nekk ay ministre ñëpp mënuñu nekk ay liveur ñëpp mënuñu nekk ay jaaykat kon kenn ku nekk bu jëlee benn part bi nga jël di ci wax xamal ni loolu mooy sa li nga mooy sa don de soi mais man daal maa ngi leen di ñaan bi sabili laay war a suuli bu leen tontooti kenn koo xam ni dafa génn ak lu mu mënti wax dama leen koy ñaan dafa am ñoo xam ni nag da ngeen war a def comme ni Ousmane Sonko def Ousmane Sonko dafa jël cible am def ko Macky Sall bu nekkul Macky Sall wax ak Idrissa Seck bu waxul ak loolu mu ngi wax ak ki ko tuumaal ci wàllu xaalis ne ko yaa luubal lii wala yaa luubal terrain bi wala yaa waxoon terre bi dina ñëw wala ñëwul yaa waxoon terrain bi dina daw yaa waxoon gaz bi am na wala pétrole bi yu mel noonu mu indi ci ay leeral wax ci ak sénégalais yi mais pourquoi pas ñun mënuñu def la même chose mais ñun ay répondeur automatique lañ bëgg a nekk man bu kenn defee benn sortie daf parfois daf may metti mais su ma toogee même pas une fraction de seconde ma gis kenn tontu ko damay dem sama Facebook damay def copie coller rek partager parce que li ma waroon wax kee wax na ko mais jaratul man may génn gars yi foofu laay tëjee côté boobu di leen wax ni noonu la non suñu frère Ndongo Diop incha allah aussi ñu ngi koy ñaanal ñu libéré ko xam nga te xam naa ne incha allah man moom am naa ci lu ma leer que ni gars yi mosuñu bàyyi Ndongo Diop problème bi nag mooy que ni affaire yi waroon na gën a mën a seere waroon nañu gën a mën a teg pression mais d'après li Serigne Mountakha waxoon ak xam nga li fi amoon ci mouvement M2D bi koor gi dugg si aussi loolu moo indi affaire yi comprendre mais man jàpp naa ni ñoom aussi don de soi lañ doon def choisir parti bi malgré nag bu ñu tegee loolu yëpp teg ko ne dañu xam ne dañoo am famille kon yoon la ñu xeexal leen taxawal wax ak ñoom et puis c'est tout à fait normal suñu frère Ousmane Tounkara aussi la même chose mu ngi préparé affaire am yàggatul dara le 11 bi incha allah d'ici quelques jours ñu wax gars yi aussi képp ku nekk au niveau des États-Unis nga wàcc parce que li ñuy xeexal Ousmane Tounkara Sénégal yëpp lañ koy xeexal parce que li ñuy jéem Ousmane Tounkara buñ ci appuyé bu ci état Sénégal appuyé ba mu dëgër ëllëg si biir doomu Sénégal fépp fu muy voyagé dinañ ko fouiller d'une façon dinañ ko def d'une façon
muy problème mu visa muy problème mu leneen ak leneen am na yoo xam nit ñi dinañu ko xoole ci àdduna te déjà ñu ngi ñuy xool rek ndax li ñu doon ay nit ñu ñuul waxatuma laa nag ñu ñuy jiñ loolu kon donc xeex boobu suñu xeex la ñun ñëpp quoi. léegi nag ñu ñëw ci kaaw Dougar parce que li am Dougar moo Ndingler jar na wax parce que man li ma mënta comprendre mooy que ni waa Dougar ñu jël seeni suuf jox ko état marocain tabax ci ay résidence tabax ci ay kër xam nga di ko jaay mais nag Macky Sall waa Dougar nee nañ gis nga kër yooyu nit du ci dëkk fi léegi lijjanti woo leen problème yi ba pare te état marocain du tabax ay kër ba pare bàyyi ko noonu te jaayu ko pertement day dugg te li indi problème mu foncier yi Sénégal yëpp mooy que ni état Sénégal bu génnee dem lebi amul ay entreprise amul nekkuñu sur le voie développement boo xam ni tey am na lu ñu war a mën a fayee lu dul géej gi wala suuf si kase lañ mën a fayee parce que tey bu doon dañuy dem lebi dugal ko ci ay entreprise jeunes yi liggéey ñuy transformer ay affaires entreprise yooyu di am dara kon bu boobaa dinañ mën a am recette gagner dara ci li ñu investir mën a dem fayiwaat à l'étranger parce que banque boo leb da ngay mën a jël dem boo amee bénéfice nga dem fay da ngay leb nga dem defi say action nga dem jaay yaa xam looy def boo defee pare nga dem jaay mais Macky Sall bu lebee day séddoo ak ay nitam jox ay militant am léegi nag bu lebee leb ba amul lu mu fayee mun na la jëlal géej gi ñaata fan nga fi mën a nappe valeur li ma fi jëlee nga ñëw napp bu dee ñeneen ak ñeneen comme Maroc ñu am seen géeju bopp ñu ne leen kaa leen ngeen jël suuf ñoom marocain ñu xam ne tey ñu jël doomu Maroc bu nekk foofu nekk promoteur ñu yóbbu ko Sénégal mu jël suuf defar terrain yi jaay ko doomu Maroc ak doomu Maroc des ci état Sénégal ak doomu Maroc génn ci mu nekk promoteur marocain bi ak état bu Maroc ñoom ñaar ñu des ci léegi promoteur marocain bi di jaay terrain am di jaayee affaire am jël bénéfice am le reste mu versé ko état Maroc bi ko garanti woon ci Sénégal loolu moo indi problème foncier yi nga xam ni moom moo am parce que tey bu doon tey Macky Sall day leb ay milliards bu lebee tey benn 22 milliards daan na ñaari usine de transformation laa ci bëgg benn bi Diourbel benn bi Casamance mu demaat lebaat beneen 40 milliards mu ne beneen usine de transformation laa ci bëgg fii boo xam ne tey lépp lu fi nekk ci diggante Linguère Daara ak foofu yëpp pour ñu fi defar meew la meew dootul dugg bu ñu ko defee 2 ans 3 ans li usine boobu gagné ak moom somme bi mu leboon dinañ jël ci xaalis bi ñu gagné woon ñun xaaj ko te lii dugg ci banque bi beneen xaaj bi ñu dugal ko mu dem fi ñuy fayee mais loolu mënul am parce que tey li tax loolu mënul am parce que ñun dañu jël xaalis bi bu ñu ko lebee ba pare dañuy jël li nga xam ne mooy ay meeting yu war a am ñu dugal ko ci xam nga ay yeneen feet yu war a mën a am ministre yi séddoo ñiy jënd ay oto ñiy jënd ay kër léegi nag bu fay jotee amuñu lu ñu fayee on est obligé ñu jël suñuy géej fayee ko on est obligé ñu jël suñu suuf fayee ko te loolu mënul continuer parce que tey Dougar li fa am manifestation la booy ne bëggatuñu ñuy dagg seen terrain yi fi nga xam ne seen maam doon bàyyee ay ati at ñu dem ba benn instant jox ay promoteur marocain ñu ko ci dëkk te bu dee dëkk rek ñoom mën nañoo dëkkee léegi bi manifestation yi amee gendarme yi jàpp booy yi ñii ñu dóor leen ñii ñu gaañ leen am ñoo xam ni am na benn paa boo xam ni vidéo bi bal réel lañ ko dóor ci tànk benn jeune bi dañ ko dóor bal ci bët bi ñu ko dóoree bal ci bët bi teewul aussi bi ñu ko jàppee dañ ko dóor yu metti ba pare sànni ko ci porte hôpital bi ay nit yu ko xam ñoo ko gis woo ay mbokkam instant yi ñu ngi naan dañuy opérer bët yi mën na am dootu fa jaare gis mais c'est vilain si ñoo xam ne seen suuf la ñuy xeex Dougar nag ñoom nee nañ duñu bàyyi parce que tey ñoom kër yooyu ñoom ñuy dagg noonu nit du fa dëkk duñu bàyyi nit dëkk foofu nit du fa dëkk di ngeen tabax ba pare mais nit du fa dëkk te ñoom ñu ngi foofu dëkk am na fu ñu dëkk mais du ngeen tabax seen i terrain ba pare kenn du fa dëkk kon kuñ fa jaay sénégalais bu fa jënd te lii jënduñ ko waa Dougar duñu la bàyyi nga dëkk foofu kooku te loolu waa Dougar def aussi na ko ñëpp def waa Ndingler aussi la même chose ak Babacar Ngom fi léegi lii mu ngi amul benn jeune buy nekk Ndingler wala ngay nekk Jilaax bu ñu lay bàyyi ngay dugg ci porte bi naan yaa ngi liggéey parce que état Sénégal li mu xam mooy que ni li ko daloon ci problème Ousmane Sonko Adji Sarr rek la xam mooy bu ñu menacé ay intérêt mu doog a jël recul léegi nag intérêt bi fi mu nekk fi waa Dougar teg seen intérêt mooy intérêt marocain bi mooy suuf si ak kër yi bu fa nit dëkkul
ñu tabax ko pare ni dëkk fa ñu saccagé lépp bu boobaa état Sénégal dina lijjanti problème bi parce que état marocain du jëlee ay gendarme Maroc wala ay policier Maroc ñu di ko lijjanti te promoteur marocain bi bu xamee ni intérêt dafa menacé wu état Sénégal dina génn wax ci Babacar Ngom bi mu xamee ni intérêt dafa menacé wu aussi état Sénégal dafa génn wax ci kon affaire bi nekkul ay xuloo takk ay pancarte yuuxu fii def nii non loolu fajatul affaire ya kër yi nga xam ne dañ ko tabax ba pare promoteur marocain yi tabax ko ba pare waa Dugaar du ñu bàyyi nit dugg ci biir kër yooyu parce que seen suuf la seen suuf lañ jël jaay leen doole tabax ko ci amuñu ay caterpillar yu ñu mën a dem daaneel ji foofu mais duñ seetaan nit dëkk fa wala ku fa dëkk di nga am ak waa dëkk bi problème ku fa dëkk di nga am ak waa dëkk bi problème kon képp ku ñuy jaay terrain boo xam ne am na Dugaar wala kër bu ñu tabax ba pare te situation yi réglé gul di nga am ak problème ak waa dëkk bi te nag dëkkandoo jàmm moo ci gën te lii yëpp di am ci problème foncier bi buñ ko seetaanee fii léegi 2035 suñu ay doom ak suñu ay sët du ñu am fu ñu dëkk parce que tey li ñu waroon bay fi ñu waroon espace bi ñu waroon bay di ko dunde tey moom la ñuy dagg di ko jaay moom la ñuy jox ay promoteur ñu ciy bay te man buñ ko joxee promoteur pour mu bay ko sax benn instant te promoteur bi moomul suuf si man je suis d'accord ñu luyee la suuf si pendant 20 ans location laa wax de pendant 20 ans sax moo gën a dal xel que ni ñuy jaay la suuf si pour à vie parce que suuf kenn jaayetu ko boo amee entreprise bu ñëw war a monter fenn nga jox ko suuf si nga luyee ko bu demee ba mu xam ne entreprise am daanu na wala affaire yi màgg na jëm na kaw nga yokk nga yokk li nga xam ni mooy li nga luyee woon suuf si bu bëggee dindi jëmmi entreprise bi nga ne ko non comme que maa moom suuf si te yow yaa fi defoon lépp si kaw entreprise bi temps laa lay jox jël entreprise bi état moom ko ay doomu sénégalais di fa liggéey boo demee un peu partout ñu bëri noonu la ñuy defee néos nga ñëw ci géej gi la même chose wax naa ko keroog ma ne su ma mbokku lébu yi ñoom aussi nañu xalaat te xam ne li amoon ci àdduna amatul mënuñu jël rek 60 ba léegi ci ay gaal la ñuy nappee te gaal boo gis ñu ne def nañ ci 20 millions def nañ ci 15 millions defaree nañ ko 17 millions mais somme boobu ngeen di def ci benn gaal bu keneen defaatee beneen somme boobu ci benn gaal bu ngeen dajalee seen xaalis boobu ngeen dem wuti ko ngeen wut kenn mu gunge leen ngeen jënd bato teg ko ci géej gi ngeen wuti bato teg ko ci géej gi suma sœur yi ak suma frère yi nga xam ne tamit ay ambulant lañ la même chose man bu ma ambulant ren ba déwén ma gis suma beneen frère ñëw maanaam moom ñu fusionné ñu ubbi suñu benn place li ñu daan ambulant ñu koy wékk ci biir place bi bu kii xëyee toog ci place bi man su ma xëyee ma dem ambulant ji moom bu subaa moom mu dem ambulant ji man ma toog ci place bi au fur et à mesure ñuy dem dinañ am lu ñu fayee location parce que ambulant nañ place bi doxul mais am na lu ñu jaay bi ñuy ambulant loolu ñu jëlee ko fayee ko location bu keneen defee noonu ngeen def noonu au fur et à mesure ngeen di dem ngeen mën a am entreprise bu mag parce que entreprise ñu bëri dañu nekk Sénégal ni ñu koy dégg dañuy jàpp ne benn nit rek moo mën a am xaalis moom kese moom cund moom dong ubbi ko non fii ñu si bëri société yu bëri fii boo xoolee ci Europe dañ naan la kii ak kii ñoo ko bokk 4 personnes ñoo bokk société bi wala 6 personnes ñoo ko bokk donc il faut ngeen bàyyi xel ngeen réfléchir seen mémoire tuuti man li may wax nag ngeen baal ma yéen ñi nekk ci Europe bi xam naa ne concerné wu leen parce que xam ngeen nu mu demee mais suñu frère nekk Sénégal il faut ñu xam ni tey man sama yaay bu toogee ci buntu kër gi di jaay gerte am beneen maire buy jaay gerte ci biir koñ bi ñoom ñaar li ñu mën a def mooy ñu boole seen doole le fait que bu ñu paasee kenn ku nekk yéeg ci ay super njaga njaay dem jëndi gerte kilo gerte fële vaut mieux ñu toog ñu dajale seen xaalis ñu dem paas ba diggante Jifir ak Samba Dia wala génn ay kees ak ay yooyu ñu dem jënd fa saaku gerte indi ko ñu séddoo saako bi kenn ku nekk di tànk sa kër di saaf di jaay boobaa liñ si mën a gañe bokkul ak chaque jour li ngay passé di dem di ko jëndee kii il faut tamit ñu xam ñun tamit lu ñu bëgg xam ne tamit il faut tamit dañu bëgg dëkk bi avancé te ñu ngi ñaan yàlla Sénégal am fu mu toll ci benn niveau mais tamit il faut ñu wàññi suñu ay futilité dem ak suñu xel parce que bu ñu xoolee suñu frère guinéen yi ak suñu frère malien yi ni ñuy defee seen business noonu la dañuy business dem ba benn un moment donné keneen ak keneen ñoom ñaar ñu fusionné nekk ci benn place mais bu dee sénégalais ak sénégalais duñ nangoo fusionné parce que kii daf may liggéey kii daf may def lii kii daf may def lii ak yooyu xam nga yooyu tamit il faut ñu dindi ko suñu xel
parce que loolu yëpp ci dëkk bu mu am dëkk bu pauvre rek lay nekk ay liggéeyante ak affaire yi dëkk bu pauvre rek la am boo demee dans les pays développés lan moo tax liggéeyante amu fa parce que kenn ku nekk taloo kenn ki talul keneen ki mu ngi xool ban heure lay dugg ban heure lay génn il faut que ma daw gaaw balaa maa tardé parce que sama heure jot na damaa yor doom day jàngi buntu école maa koy jëli mais ñun comme suñu dëkk développé wul yaa ngi xool li kiy sol ak kii ñaata la jaay ñaata la am mais nañ boole suñu doolee encore une fois sans plus tarder encore une fois may waxaat liveurs yi ak activistes yi bàyyi leen xel ci loolu nañu bàyyi fu gaa yi génne rek ñu dóor fu gaa yi génne rek ñu dóor loolu gis nga système mu Macky Sall bi dafa dem ba yàgg observer réseaux sociaux yi léegi xam nañ nan la ñuy def léegi pour daaneel affaire boobu te niñ koy daaneele mooy que ni ñoom dañuy wane ni ñoom duñu saaga mais dinañ invité nit mu wax loo xam ne moo raw saaga dina wax lu raw saaga lu ñaaw lu raw saaga ci ki nga bëgg ngeen mer génn ci réseaux sociaux yi nag di wax léegi bu boobaa crédibilité réseaux sociaux yi day wàññeeku benn ñaar yéen di ngeen liveal ñooñu wax ci ñoom indi seen promotion encore une fois kon donc nañ éviter loolu man su ma defee live ci kenn koo xam dafa génnoon wax lu ñaaw Ousmane Sonko wala dafa génn wax dara Macky Sall wala mu wax ma dara wala keneen wax ci ku ko mën a partager nga partager ko man su ma waree def ci live ci loolu jaratu ko parce que partager naa ko keneen ak keneen noonu bu ñu defee noonu yaakaar naa dinañ am terrain d'entente comprendre nga loolu daal laa xam ne man rafetlu naa ko beneen bi nag may wax ni ñi nga xam ñooy ay kilifa diine lañ nekk Sénégal nañ xoolaat seen bopp ay kilifa tarixa nañ xoolaat seen bopp parce que tey mënuñu nekk ci récitation Coran booy bi ci njëkk mooy récitation Coran bi nga xam ni Sénégal daf ko defoon Ablaye Dia di ko organiser benn doomu Kaolack jël ko li gënoon rafet mooy que ni yéen ñi wax ay kilifa diine ngeen recevoir xale yooyu parce que tey bu Macky Sall recevoir meilleur élève ñun dañuy dal ci kaw Macky Sall mais yéen da ngeen ne ay kilifa diine ngeen xale yi di wax ci diine di si réciter Coran ba am ci niveau buñ ci egg ngeen waroon leen recevoir ni ngeen di def di jël seen taalibe yi di leen may ay oto jël seen i taalibe wala seen i bëkk néeg may leen oto wala may leen kër wala takkal leen jabar waroon ngeen war a montrer le bon exemple ci xale yi di réciter Coran tey récitation Coran bi nga xam ne tey Mohamed VI fondation Mohamed VI bi def nañ ko 3 Sénégalais jël ko muy ay doomu Kaolack tey waroo leen xool ni kii Kaolack rek la dëkk waa Touba dañ ko waroon a recevoir mais tey duñ ko def parce que tey buñ ko defee nga leen non ci daara ji nga boo demee ci daara numéro temps bi Serigne Sall wala nga dem ci daara bi numéro temps bu nekk Xelkom gis xale yu ko fa man kon bu ko woo te pourtant même bu loolu amee ci biir daara ji yàlla def na tey xale bële moo génn mais pour le bien de l'islam le bien des Sénégalais ñi nga xam ne ay julli lañ rek acte boobu waroon na mën a am bisimilah maa ngi lay ziar loolu waroon na mën a am tey ngeen recevoir xale yi nga xam ne tey dañoo defoon récitation Coran bu leen xool ni Kaolack la ñu bokk bu leen xool ni ñetti xale yooyu Kaolack lañ bokk def récitation Coran jël 3 premiers yi ci Afrique jël 3 premiers yi kon donc tey yéen ñiy wax ay kilifa diine ngeen muy Serigne Mountakha muy Mbaye Sy Mansour muy waa Yoff waa Laayeen yéen ñëpp waroon ngeen a recevoir xale yooyu parce que bi Seexu Sërif di ñëw Sénégal si vous vous rappelez Serigne Mansour Sy bokk na si ñu ko woowoon jox ko jaasi jox ko kaamil ba pare jox ko xaalis te pourtant bi ñu demaatee ba ci biir Sidi Lamine Niass moo décortiqué ni Seexu Sërif benn xale la boo xam dañ ko sol li muy wax mënu ko mais comme que xale la dañu bëggoon def kéemaan ci àdduna bi xam nañ ni Sénégal dafa am lu ñu gëm ñu ne xale la boo xam ne foo ko laaj ci alxuraan mu wax ko mais Sidi Lamine Niass moom moo ko décor moom moo ko démentir moom moo gis PS bi wax ko kon donc yéen bu ngeen nekkee ay kilifa diine ngeen wax ci diine ngeen di wax am ay xale yuy réciter Coran ba am ci ndam mais bu dul dara sax mu nekk sagu l'islam mais loolu du mën a am tey Mbaye Sy Mansour dafa waroon a recevoir xale yooyu même bu leen joxul dara sax mu jox leen kaamil ñaanal leen Serigne Mountakha Mbacké dafa waroon recevoir xale yooyu jël kaamil teg ci loxo xale yi ñaanal leen ñu nekk ay magum ëllëg bu ko defee xale yi nekk ci daara yi daan ne man de su ma bëggee gis Serigne Mountakha il faut que ma jàng alxuraan ba ñëpp xam ma wala man de su ma bëggee gis Serigne Mountakha il faut que ma def lii ci diine ba ñëpp gis ma mais yéen da ngeen ne diine ngeen fi toogal xale yi bokkuñu ci tarixa bi ngeen nekk rek du ngeen leen woo parce que Kaolack lañ bokk
te loolu boo ko waxee léegi nit ñu commencé mer mais ñi leen di conseiller tey ñoo leen waroon conseiller ne leen te kat ay doomu Sénégal ñoo doon jongante 3 premiers yëpp ay sénégalais lañ recevoir leen defal leen teranga mais du ngeen ko def mais tey Diary Sow bi ko Macky Sall defal teranga mais ci leen la ko defalee teranga c'est parce que franc-maçonnerie ci école française si la Diary Sow génne Macky Sall defal ko loolu léegi yéen bu ñu waxee ngeen da ngeen di xeex diine ngeen di xeexal lii nag li ngeen di def xale yi am ay prime kenn génnu leen kenn gisu leen kenn déggu leen yéen ñëpp nag yéen kilifa tarixa yëpp nag laay wax bàyyiwuma kenn ba mu des waa Kaolack yi nga xam ni fa la xale yi juddoo màggee fa ñoom ñoo leen jàngal ñoom ñoo leen defal teraanga ñoo leen recevoir population bi génn aussi recevoir leen mais yeneen tarixa yi lu ngeen di xaar wala bokk leen tarixa rek du ngeen recevoir xale yi division boobu noonu moo dul yoon li ngeen di wax ni dialogue bi ngeen di wax ni ay dialogue islamo-chrétien balaa moo am yéen seen biir yéen tarixa yi seen biir ngeen mën a suude wu au moins mais loolu du am parce que li tax lu am mooy gis nga télé yi bu ngeen ci nekkee sama maam nee na rek ngeen di wax sama maam nee na ngeen di wax du ngeen wax yàlla yonent bi point te xale yi li ñu doon wax fee yàlla yonent bi point lañ doon wax waxuñu leen kan moo xam sa maam kan moo ci def li non yàlla yonent bi alxuraan rek lañ leen doon wax mais ñu ci bëri tey daara yu ci bëri tey boo demee Sénégal sama maam nee na rek wala li fi sama maam bindoon rek la ñuy wax dañuy fàtte bu yàlla fàtte bu yonent bi tey loolu moo tax tey mënoo leen recevoir xale yi loolu moo feeñ ba nga xam ne ci plateau télé yi tey ñi fay dem di wax naka sulul noonu dama ne leen comme 3e mandat wu Macky Sall bi lay nekk da ngay dégg ni kii ne diw moo naawoon dem aras indi lii sëriñ diw moo ko defoon te pourtant pédagogie boobu ngeen di jàngale xale yi waroon na mën a ñàkk dafa am benn niveau boo xam ne tey fa la xale yi waroon jaar jàng plateau télé yi aussi yéen a waroon a segg ñi fay dem mais comme que ku fa dem bu waxee lu nit ñi mën a jóge mbëkk miir wala mën a maye xaalis yéen dérangé wu leen mais du ngeen xool bêtises yu ci nekk loolu moo tax tey bu xale yi waxee ci alxuraan ba am dara du ngeen leen mën a recevoir bu ñu bëggee defar Sénégal aussi il faut ñuy waxante dëgg malgré ñu ngi xeex sur la situation politique bëgg changement am bëgg ki fi nekk jóge fekk yooyu yëpp mais même ki fi nekk bu fi jógee ñu continuer ci lii affaire yi ñuy def nii mais du dem Sénégal du dem parce que tey bu ngeen xoolee kenn bu waree ngénte amul tàggoo en Sénégal da ngay ñëw rek baare koñ bi man bi ma juddoo noonu lañ ma defal keneen ak keneen lañ ñu defal te ñu ne dañu bëgg changement bu kenn def tour da ngay jékki-jékki ñu dagg koñ bi oto bi day ñëw ba ci fii daal defar demi tour keneen def ngénte la même chose keneen di def daayira la même chose te tey boo nekkoon président nga ne da nga koy dindi ñu ne day xeex l'islam ñu ne moo kii dafa soof dafa mel ni moom ngénte wuñ ko woon mais yéen koñ bi ngeen di ngénte peut-être koñ bi ngeen jëlool ci ginnaaw am na ko feebar tëdd ci lal boo xam ni mënul jóg donc dafa jot yooyu yëpp bu amee ñu dem ci mairie yi lu nit di def nga ñëw wut ci autorisation déclarer ko une semaine avant ba mu des à cas de force majeure muy dëj bu boobaa éducation dina am sécurité dina am nit ñi dinañ respecter affaire yi Adama Sène maa ngi lay ziar comprendre nga bu boobaa éducation dina am nit ñi dinañ respecter affaire parce que tey bu amee ay tànn biir la ñuy def wala ay tour wala ay ngénte ñu xool zone bi nga dëkk xool ñaata policier moo fa am xool problème yi fa am yëpp ñu ne non kon yow munuñu la may nga def tànn biir à partir de 11h boo ko bëggee nga def ko de 6h à 8h ou de 6h à 9h nga xam ne léegi bëccëg la nit ñi ñu ngi gis bu ñu paree kenn ku nekk di nga mën a dem sa kër ay jàng ngay def ñu xool zone bi nga dëkk ak entourage bi ak problème sécurité ak ñi xëy dem liggéey yooyu ñu ne non jàng yi kat bu dee da nga koy def ci kaw tali bi heure bi du baax ndax circulation bi dinañ la ko mën a bàyyi nga def ko heure temps ba heure temps mais yooyu yëpp amul fu la neex baasal lu la neex defal léegi avec ça ñu ne ñun dañu ay nit ñu civilisé lañ quoi dafa am loo xam ne bu ñu ko bëggee moom franchement parler il faut ñu waxante dëgg parce que gis nga li ñuy wax ay waxu góor jigéen yi ñuy xeex ak ay waxu lesbiennes yi ñuy xeex Sénégal yooyu yëpp man je suis d'accord peut-être man mënu ma ko xeex ci dëkk bi ma nekk parce que dëkk bi ma nekk ñoom seen loi lañ yokk mais ñoom Sénégal war nañ ko mën a imposer parce que France dafa jël voile ne moom neexu ko ci biir dëkkam
mais tey bu ñu amee ay kilifa diine yoo xam ne ñoom seen biir déggoowuñu kon donc mënuñu xeex góor jigéen li ci Ababacar Mbuub def ñoom ñoo ko waroon def te xeex góor jigéen ci Macky Sall nga war a njëkkee moom mi nga xam ne moom moo dooleel ñooñu parce que ay xarit la ci am man suma xalaat la ci li nga xam ne moom la xale yi def parce que xale yi récitation Coran ñu jël si ñu am 3 premiers yi ñu doon ay sénégalais li tarixa yi waroon def mooy que ni ñoom ñëpp ñu recevoir leen benn par benn même bu ñu leen joxul dara nañ leen recevoir ñaanal leen photo yooyu ñoom bis bu ñu demee ba nekk mag dañuy xam ni kat lii lañ ko jëlee parce que ñeneen ñi ñu doon jàngal na lool dañuy xam ne ñi mérite bii lañ am ci Sénégal te bu boobaa dinañ xam ne kat kilifa diine yi ñi ñuy wax ay kilifa diine lañ kat diine rek moo leen ñor mais tey man duma la recevoir parce que man sama maam dafa yor daara te am na ay xale yu nekk ci daara ñu mën say xale mais yàlla dogal na ñooñu bokk ñu woon ci concours bi yàlla dogal na ñooñu amuñu ci sens léegi yéen bu ngeen ne ay kilifa diine lañ xale yooyu amee loolu ci diine mais defal leen teraanga parce que tey l'autre là Ablaye Dia bu Sénico Ablaye Dia nongo daara la woon rek bu jàng tekki macha allah yàlla yokku mais tey lu mu amaat mu ngi koy dugal 92 millions nga koy dugal chaque année ci récitation Coran bëgg xale yi jàng moom moo tax bëgg daara yi moderne moom moo tax ba pare daara bu mu mës a jaar bu pare dafay yóbbu ceeb ak diwlin ak lu ñu lekk yéen bu dee ay kilifa diine ngeen def leen dara aussi ci xale yi nga xam ne mooy xale yooyu ak mag ñi nga xam ne ñoo yor daara mais bu ñu waxee ñu ne nit ñi dañuy xeex daara bu ñu waxee ñu ne nit ñi dañuy def te yéen defoo leen dara loo xam ne tey méngoo na ak daara yéen ñi fi toog ñëpp sama maam nee na rek ngeen di wax amul kenn ku lay wax yàlla yonente bi point. cri du cœur la nag nekkul damay saboter wala damay def dara mais dama gis ni li gënoon rafet rek mooy que ni ñu ne xale yi doon réciter Coran tey alxuraan teral na leen benn ñaar kilifa diine yi teral nañ leen parce que kenn ku nekk recevoir nañ la am na yow ay photo indi nga sa papa ak sa yaay ñu toog ñu conseiller la en même temps tamit teg dara sa loxo jox la paas ne la jógal nga dem bu boobaa bépp xale buy jàng alxuraan di nga am yéenewu egg fi ñooñu egg wala nga raw leen parce que su ma amee suma sœur muy jàng gis jaari saw Macky Sall defal ko loolu moom day rêver romb jaari saw mais man je ne comprends pas daal parce que tey bu ñuy laajal benn jàkka wala benn jumaa ndax diine ndax lii moo tax mais tey benn jàkka ñu def ci benn milliard léegi Sénégal loolu luxe la quoi luxe la jàkka ji làmp yëpp di tàkk ndogu jot ñu jël ay non mais boo gisee photo yi da nga naan non mënul nekk quoi nga gis ndogu jot ñu jël ay bouteille crème yu ndaw quoi teg ko ak tàndarma affaire yi di def comme ni màkka di def quoi ñu ne loolu développement la quoi léegi naan ndoxu kireen luxe la quoi Sénégal nit ñi photo ko silfe ne ay fii kay diine rek fii kay jàmm rek non demal ci dëkku naar yi wala nga dem ci yeneen dëkk yi nga xool bu ndogu jotee li ñuy teg di ko ndogoo ci wàllu koom-koom ci am c'est parce que dëkk bi développé na ba kenn ku nekk tey war nga mën a jëndal sa bopp ndoxu kireen ñëpp nag xam nañ nit ñi dañ koy def ndax yool ndax tuyaaba mais dëkk bu doxee tey ay naan ndox bu sell ah ñu jël kaasu verre defal la ci café ak meew du luxe mais tey dañuy yóbbu ci beneen gaam boo xam ne tey bu ñu la ko defalee léegi yow sa xel day toju fii sa xel fi muy njëkk a jàpp rek mooy que ni sa xel fi muy njëkk a jàpp rek mooy que ni waa mais waaye yow man de gars yi sëriñ bi dinaa ko gën a jàpp wala man de diine bi wala tarixa bi dinaa ci gën a jàpp chaque ndogu chaque année affaire day gën a màgg xéewali day gën a ñëw parce que xool kaasu verre lañ la jox tàndarma xam nga ak sandwich bu baax jàmbaar billaahi bu dëkk bi doxee waxuma la dara mais ni naari reyee giléem di ko ndogoo Sénégal war nañ ko mën a def ñu koy def aussi ñu ngi ñaan yàlla yokku leen doole mais loolu du teraanga teraanga mooy dëkk bi naat ba kenn ku nekk mënal sa bopp teraanga mooy ñu kenn ku bëgg ku war a feebar faju mënatuñoo dëkk rek ci dugalal nit ñi xaalis mënatuñoo dëkk rek ci di joxe mënatuñoo dëkk rek ci jeunesse bi am problème sëriñ si jël ay millions ak ay milliards jox leen milliards yooyu dañ koy lekk bu subaa ñeneen amat problème waxoon naa ko fi marché occasion lakk na ñu génne xaalis xale yi manifestation yi ñu jox leen xaalis ah gis ngeen bërki Demba Ndiaye hôpital Louga li fi am la même chose yooyu lu koy indi mooy que ni ñu am ay nit yu opposé wu comme ni Sidi Lamine Niass meloon nekk doomu daara ba pare yor entreprise ba pare di wax li mu xalaat ci réew mi nekk ay kilifa diine warul tax rek ngeen yor seen kurus ak seeni kaala
toog seen ruq ñu leen indil ay information parce que ñi leen jox seen bopp dañ leen jox seen bopp àdduna ak alaxira ku la jox sa bopp nag àdduna ak alaxira bu ñu demee ba ci àdduna mu taxaw am ci ay difficultés yu mu nekk war nga ko mën a kaasal war nga ko mën a waxal parce que tey exemple bi gën a terre à terre rek bi wan li tax ñu bëri feñaat mooy que ni bu ma amee sama sëriñ muy toog lépp di dox man damay dem di lijjanti ji mais boo amee sa sëriñ heure boo ñëwee fekk ko ci suufu oto bi muy démonter pneu nga fekk ko fii muy raxas oto boppam moom mu koy raxasal boppam nga fekk ko sur le terrain te teewul mu doon sa sëriñ parce que tey boo ñëwee ci église bi bu ñu defee li ñuy def ba pare ñii ay maître lañ ñii ay enseignant lañ ñii ay chauffeur lañ ñii leneen ak leneen lañ mais pourquoi pas Sénégal ñun mënuñu def loolu da ngay dëkk ci benn koñ paa bi nekk imam nee na moom liggéey wàcc na ko quoi parce que mooy imaamu koñ bi loolu dafa war a mën a jeex ñun suñu parents yi ñoo war a wane le bon exemple mais tey bu ñu demee tey ba jeunesse bi toll fii c'est parce que lu bëri dañ ko gis suñu ay parents nga dem ci tubaab bi mag ngay doon am nga yenn certain âge bi mais da nga ne non sama doom li muy liggéey na ko jël mais man damay dem liggéeyi fii léegi maa ngi mën damay liggéey bu ma demee nag ba mënatuma nag ma xam ne man sama retraite li ma may moom laa jël lu ma sama doom dolli ma jël mais da ngay gis ko am doom di ko commercer bi mu juddoo ba ni mu màggee mais bu dee sa doom koy commercer yaakaar ko moom sa doom boobu kañ la lay dépasser yow mu nekk ay affaires yoo xam ni Sénégal la mu nekk ay futilités yu bëri yoo xam ni il faut ñu bàyyi ci xel Sénégal nekkul tey président Ousmane Sonko day ñëw wala beneen président ñëw rek mu changer non pour mu changer il faut ñu wàññi suñu ay futilités wàññi leneen ak leneen parce que tey gis nga entreprise yi ñuy liggéeyee fii ci Europe bi chef d'entreprise boo ñëwee bu ñu la kii la da mënoo ko xàmmee day sol tenue nga sol tenue ngeen nekkandoo yéen ñaar ci biir heure pause ngeen toogandoo di waxtaanandoo kon donc suñu sëriñ si dañu war a mën a def la même chose suñu homme politique yi aussi dañu war a mën a def la même chose nekk benn ministre dem conseil des ministres def li nga war a def teewul aussi da nga war a mën a dem sa garage bi nga xam ne yaa ko moom wala nga dem sa tool bi nga xam ne yow yaa ko moom nga koy bay nit ñi di ko gis toog lekkandoo en famille raxasoo si bool yooyu mooy pousser jeunesse bi tey ëllëg si bi ñu xam ne ñoom dañu war a wàcc seen bopp xam ne ñu ngi raam te dinañ bu yàggee dinañ dox mais Sénégal nit ñi dañuy raam borom barke yi di daw nit ñaa ngi raam borom barke yi di daw kon Sénégal mënul changer am na Serigne Samba Dia bi décédé heure bi daaw xawma daaw jéeg mais kooku dafa dem historien la woon dafa dem jàngi lu mu la wax ci météo nga ne loolu la bu la ñëwee bu la dugalee ci histoire nga ne noonu la bu la dugalee ci fiqh nga ne noonu la bu la dugalee ci alxuraan nga ne noonu la xam nga bu la dugalee ci état ci wàllu gouvernement nga ne noonu la mais nit ku la jox boppam àdduna ak alaaxira dafa bëgg nga egg ci niveau boobu mais bëggatuñu toll rek que ni kii suma sëriñ la damay xaar mu yóbbu ma àjjana wala damay xaar tey mu ñaanal ma am dara non ñoom seeni maam ñaan nañ li ñuy ñaan bu yàgg Mor wax nga dëgg Sénégal dafa malade quoi mais nag bu leen bàyyi gis nga affaire bi nañu kon ne di wax ñi mën a wax di wax ñi mën a déglu di déglu ñi mën a commentaire di commentaire loolu la rek au fur et à mesure ñuy dem affaire yi di gën a changer man bañu ma kenn ku nekk taalibe mais man ay taalibe moderne laa soxla si Oustaz Samba Diallo laa doon wax sànq Oustaz Samba Diallo boobu mais non man li ma metti mooy que ni Oustaz Samba Diallo dafa dem ba man dafa génn àdduna ma door a xam en réalité moom mooy kan quoi xam nga ñun loolu lañ soxla ku ci mel ni ay rafi yu Mbàkke gis nga rafi yu Mbàkke xutba ba pare da nga naan non xanaa kii dafa toogoon ci biir gouvernement bi ñuy jël affaire yi ne leen moytu leen lii l'islam santaanewul lii ak lii mais yow imam yoo xam ni sama maam nee na rek la ñuy wax aras ak kii rek la ñuy wax mais non pour nit ñi am respect un peu si ñi nga xam ne mooy sëriñ yi fi nekk am ko ci homme politique yi il faut ñu am culture def ni européens yi di def lële beneen liggéey la mais bu loolu passé ñun ak ñoom ñoo yem ñoo war a mën a tase ci biir marché yi ñoom ñuy nduggi ñoo mën a tase ci biir daral bi ñoom ñuy jënd xar di waxaale di jéeg ko wàcc ñun ñoo mën a am culture boobu
mais yow doomu sëriñ nga wala doomu député nga wala doomu ministre nga wala benn liveur bu siiw nga rek amatoo droit léegi boo wàccee Sénégal dugg ci kii yi quoi dugg ci marché yi di waxaale ak yooyu amoo ko droit quoi te moment boobu noonu sénégalais yi sonn nañ am na ci benn vidéo boo xam ne su ma ko gisee sama yaram bi day daw te vidéo boobu noonu dëkk boobu noonu la ñuy joxe ay ndogu yu dul jeex dëkk boobu la ñuy joxe ay ndogu yu dul jeex ay ndogu milliards ay ndogu millions ay ndogu millions ak ay ndogu milliards la ñuy joxe ci dëkk yooyu xam nga c'est pas normal dafa am yoo xam ni vidéo bi anamu sax donc désolé les gars parce que dama bëri ay kii yu ma yor xamatuma fu mu nekk mais da ngay dégg maire bi mu ne la ñànk tang laa togg def ci kilmasi di ko lekk ñànk tang laa togg jël kilmasi di ko def ci kilmasi di ko lekk xam nga mu nekk affaire yu doy waar quoi mu nekk affaire yu doy waar yoo xam ni tey xamoo noo koy waxee quoi xamoo noo koy wax parce que metti na benn metti boo xam ni xoolal démb ak bërki démb yépp damaa togg waaye ñànkatan kese laa togg ak benn kit ma safale ko dégg nga ñun ñu lekk ñi da lañu nekk nii mbokk yi gis ngeen ko ñu nekk fii ci Thiès ñu ngi fii village bu tudd Poñeen li Thiès Poñeen te léegi Thiès ay milliards di fa jaar ñu ko dem di ko yóbbul ay doomu aadama non mais sama gars yi maa ngi jégalu bu wax ji dëngee rek maa ngi ciy jégalu lépp lu ma fi doon wax rek bëgg ñu defar Sénégal la mais am na yoo xam ne neexul xool ci xool quoi parce que tamit metti na trop parce que xaw ma aada la xaw ma cosaan la xaw ma diine la xaw ma man daal je ne comprends pas quoi parce que bu ñu ñëwee ci Europe bi man li ma jaaxal mooy tubaab bi ñoom duñu wasifa fii kenn du fi siqar nasr bil aq doo ko fi dégg mais lu ñu am dañ koy partagé am nañ benn constitution boo xam ne moo leen tënk moo tënk kilifa diine bi tënk prêtre bi tënk juge bi tënk ñoom ñëpp mu am lu leen boole mais teewul loolu seen dëkk ba pare léegi ñoom ñuy avancé ñun ñu toog ci yàlla baax na ñaanu sëriñ bi incha allah dina baax mais nag xam nga il faut ñu xoolaat tamit suñu feebar fan la nekk quoi man dama mënta comprendre quoi ndogu yi ma gis nii ay nit yanu ko doon ci ay booli di sikkar jëm ak moom xaw ma fan non mais suñu kilifa yi man dama leen di ñaan bi sabilillahi waral suuli bu mënee nekk daal du question nag damay comparer mais gis ngeen weeru koor bi bopp koñ bu nekk da nga fay gis ay nit def teraanga di ko joxe mais mënoo leen wax seen taalibe li ñuy dajale ni ñuy def at bu jot bu loolu amee kenn ku nekk ci koñ bi nga dëkk nga koy def ci alentour boobu mais pas ñu jël ko yóbbu ko ci benn dëkk bu boobaa ki nga xam ni soos at ba at la ko doon teg bët sax yàlla dimbali ko ci mu jël ci wërsëgam parce que tamit lenn li gis leen ma bi ak folklore bi dafa bari te suma yaay yi li ñuy wax ni dafa metti toggu ñànkatang def ci kilmasi lekk ko si dëkk boo xam ne ñaan dafa développé ñu fay wax ay milliards metti na trop mais il faut que ñu xam ñun aussi lu ñu bëgg xam ne du benn état mooy ñëw di lijjanti lii fi may waxaat rek mooy yéen ñi joog a dugg ci live bi mooy dama leen doon wax ni képp ku fiy live jël engagement am di live loolu mooy don de soi am Père Ousmane Dramé maa ngi lay siyaar loolu mooy don de soi am bàyyi leen bi sabbili laay war a suuli bu kenn xamee nit ci réseaux sociaux yi ba mu commencé live ba yàlla may ko tur mu woo leen wala wax leen problème mu téléphone wala mu ngeen jékki-jékki ngeen ne da ngeen koy dimbali cotiser non moom daf ko defoon don de soi comme yéen ni ngeen ko defee don de soi
Fatou Diallo maa ngi lay ziar xam nga ni mu ko defee woon don de soi noonu la ko defee don de soi léegi nag di live bëgg ñu woo la wala nga bëgg ci am ci tur wala ñu wala defal benn merci kon yow sa don de soi dafa des lii dal liveur yi ñu génn tey di leen wax lu leen neex ci seen parti wala seen leader yéen la man li may live ëppale moo leen dara ci Sénégal yéen ëppale woo leen ma dara ci Sénégal maa jël choix bi yéen a jël choix déglu ak commentaire kon donc ñun ñaar ñoo yem liveur bi jékki-jékki nag démarqué wu dem ci beneen parti wala mu gis leneen c'est parce que yéen a doon dajale ay dërëm ak ay ñaar dërëm di ko jox bu demee ba gisatu ko wala mu gis keneen ku ko mën a jox lu baree bari c'est normal mu bàyyi leen fi dem nangu leen loolu te xam ne erreur boobu yéen a ko def voilà Alpha Kon nangu leen loolu parce que man am na lu bari loo xam ne xam naa ko ci parce que maa ngi fi woon yëpp fi la ma fekk problème yu bari maa ko arrangé mais bu kenn génnati laay fal keneen parce que laay boobu ngeen di laay fal loolu moo arrangé Macky Sall parce que arrangé wul Macky Sall directement mais indirectement da ngay gis kenn ku ñëw ne ko mais gis nga fi ma jaar baax na de sama waa ji mu ne ko mu ne ko lu xew mu ne ko non gis nga am naa benn boy boo xam ne dem na déjà maa ngi koy wax na ci xëpp kaani maa ngi gisanteeg moom fekk organ yi mën na bañ a demee noonu mais moral bi muy yëkkati foofu enjeu bi am foofu mooy dañ naan xoolal gars yi ñu ngi leen di bàyyi ndànk-ndànk te moom liveur bi kase bu bàyyi woon moom kase dem kenn topp ko kenn livealu ko kon donc affaire bi du egg sax ci Macky Sall du egg sax ci ñeneen quoi. Mame Mbaye Niang la même chose Mame Mbaye Niang bu déconné man ma génn wax ci wala Père Ousmane Dramé génn wax ci wala keneen ak keneen génn wax ci beneen liveur fu mu mënti nekk ak page bu mu mënti nekk ngeen partagé ko rek doy na jaratul keneen génnaat di ci dóor mais nag bu kilifa gi génnee jàkkaarloog beneen kilifa gi ñoom ñaar ñu wax boobaa mën nañ tas affaire bi parce que Ousmane Sonko dafa visé Macky Sall doon ko ñàkkal fayda mais Macky Sall bi mu demee ba Ousmane Sonko xam ne moo fi sës léegi buy wax directement Ousmane Sonko lay waxal te autant au début daaw ko sax bàyyi xel boo waxee mu naan kii mënul am dara candidat réseaux sociaux la kërëb di wax mais bi ñu demee ba xam ne nag léegi nag li am na élection am waa ji wane dooleem wane léppam mais léegi buy wax moom lay waxal directement kee tamit buy wax moom lay waxal mais Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko moom moo leen wax déggul li ko Mame Mbaye Niang wax déggul li ko Cheikh Yérim wax déggul li ko ay ñoom ay François di wax ak yeneen liveurs yi nekk ci yeneen parti mais ñooñu am nañ ci droit mais Ousmane Sonko du taal live wala muy taal connexion di tontu ñooñu mais ñun war ñu nekk ay répondeur automatique nañu dóor fi nga xam ni mooy metti Sénégalais yi ni ñu sonnee xool wax leen ni ku leen fi ñëwati leen jox saaku ceeb ak lii bañ leen def leen nii ak lii parce que lii ak lii la mën a jural mais pas kii wax na lii kii rek ñun ñu nekk ay répondeur automatique parce que répondeur automatique yooyu ñu nekk ni noonu la ko Macky Sall nekk woon ci kaw Ousmane Sonko ba Ousmane Sonko doon li mu doon kon ñun bu ñu jëlee ay nit di leen fabriquer pour ñu doon ay leader ëllëg parce que bu ñu nekkee ci Cheikh Yérim Seck di ci wax nekk ci Mame Mbaye Niang nekk ci yeneen ñi di leen wax ñun ñoo leen indiwaat beneen instant léegi nag bu ñu demee ci plateau télé li ñuy wax li gën a fës fan yi ci réseaux sociaux yi mooy diw ak diw fa génn moom la ñuy wax kase léegi nag déjà ñooñu am nañ beneen code kon donc nañu éviter loolu te xam ni man ëllëg suba man mën naa dem feneen mais su ma demee feneen naa xam ni man ëpp ma fi woon xel te li may def keneen mooy génnaat def ko te parti boo xam ne tey ñiy dugg moo ëpp ñuy génn donc bu leen ta acharné wu ci lii parce que parfois gis nga waxoon naa ko sànq ci début live bi dama koy waxaat rek pour ñuy joog a dugg nii gis nga Mame Mbaye Niang Cheikh Yérim Seck Mati Trois Pommes ñooñu dañu miin géewu média bu ngeen leen ci toppee di ngeen daanu te ñoom dinañ ci am li ñu bëgg soit dinañ ci am xaalis wala dinañ ci relever wu waat parce que fu ñu dóoree rek di nga dégg patriotes yi génnaat tontu léegi bu génn tontu boobu nag bu partage yi bari nit ñi gis ko tontu pas ñoom li ñu wax ngeen partagé ko mais bu ngeen leen tontoo partage yi bari léegi ñi nekk Sénégal ci télé yi dañuy xoole lan la ñooñu waxoon ba tax ñu leen di tontu léegi nag mu nekkaat débat encore ci rajo yeeg ci télé yi te yéen leen ko may Cheikh Yérim Seck il est dans son logique dafa am problème ci dossier Bati Plus bi am lu mu ci dénoncé woon maître Malick Sall ñu jiñ ko fi affaire pédophile mu nekk sous contrôle judiciaire mu ne woon problème Ousmane Sonko fi mu ngi am moom du toog ci plateau yi bi mu demee ci fee li mu leen wax dafa leen ne carrément que ni état Sénégal dañoo cuune ñi yor Macky Sall dañoo cuune parce que en communication dañu leen a duma ci réseaux sociaux yi dóome leen ci débat yi day ci télé yi kon déjà moom jeté na clin d'œil wan leen ni seen wàllu communication baaxul
ba pare nag daan ne waa ji keneen ki noppil léegi kooku bu nekkee conseiller en communication kase laa la wax toog këram ñu koy fay salaire kase am na li mu bëgg muy beneen bi si topp mooy que ni bu defee le tout ba ay dossier am kenn waxatu ci rek am na leneen lu mu bëgg te pourtant bi ñu ko jàppee ba pare moom li mu wax Ousmane Sonko sax waxu ko mais ñun bu ñu demee indiwaat VAR keneen ak keneen partagé ko doy na mais bu ñu dóoraat ci kawam bu yàggee day gis ku mel ni Mame Mbaye Niang wax mais Yérim ci loo nekk temps yi booy sonal nañ ko mu ne mais wax leen seen waa ji mu jël ma defal ma affaire ma faj booy suñu xaalis dañuy jëlaat jox ko rek ñun ñu toogaat torox te ñun loolu ñoo ko may mais ñun nañ leen dem VAR rek dagg indi nga partagé ma partagé keneen ak keneen partagé ñu pare ci keneen ak keneen noonu mais bu ñu jógee dóoraat bu yàggee ñun ñooy formé yeneen ñooy fabriqué yeneen nit ñoo xam ni fàtte woon nañ leen parfois nit da lay dóor nga muñ ko encaissé kuwam toog xam ni tôt ou tard di ngeen tase ci waat feneen ci lu ëpp importance nga jël lépp yullil ko dee leen demee noonu quoi man daal loolu laa am ci lu ma leen di wax ni dama la koy ñaan nag képp liveur am na ay sorties yoo xam ne moom jaratul nit ñi di si def live quoi nañ leen xool Sénégal yi nga xam ne sonn nañ nekk ci ay jafe-jafe ñu dénoncé leen loolu def ni Guy Marius Sagna di def teewul bu xeex jotee ci situation politique ak leader bu ñu mënti àndal ñu taxaw affronter loolu mais quant à kii génn na kii def na nii ñun ñooy fabriqué waat beneen star te duñ ci bàyyi xel tey Mame Mbaye Niang fi mu génn nii ba tax réseaux sociaux yi di ci wax tey mu ngi yóotu Yoff mu ngi bëgg a yóotu feneen ak feneen te tey fàttewul nañ ko ci politique parce que dafa lekk suñu ay milliards Macky Sall la xam ne tey lii am nii tey moom bokk na ci cause bi ba tax na tey jeunesse bi amuñu liggéey mais tey bu ñëwaatee dóor ci kawam te amul woon ko dóoral ci kaw Ousmane Sonko mais tey bu doon dafa dóor ñun ñëpp ñu tànqaandi ko comme ni ko Ousmane Sonko tànqam loo Macky Sall dina ne ko li nga fi wax saful gars yi kon xaaral ma xooli keneen mais comme que dóor na ñun ñuy wax ñun ñooy yëngal te duñ ci comprendre dara nag maa ngi jégalu gars yi Mor maa ngi lay ziar bu bëri Mor gars yi su ma limee rek du ma jut mais nag su ma papa mu ngi ci affaire bi Père Ousmane Dramé moom aussi xam nga ñaanal leen ko parce que moom mooy takk braza ñi nga xam ne ñooy activistes ak liveurs yi conseil numéro 1 bu ñu wax rek luñ fi wax rek ci lu baax rek ci moom lañ ko jëlee ñun ñooy topp suñu fougue de jeunesse rek di am na ñuy demee mais tey bu ñu ko déglu woon dépassé nañ fii te tey le temps l'a donné raison kon dañ koy ñaanal gudd fan aussi ak wér-gu-yaram di ñaanal Ndongo Diop xam nga ci loxo yi mu nekk ak ñoom ñëpp ñu gaaw génn mais nag ñaan moom mooy ngannaayu jullit mais teewul tamit combat boobu sur le terrain lañ koy mënee grand Ousmane Tounkara aussi di ko ñaanal encore une fois xam nga di ko nekk lii yàlla na doon kasoom bu mujj ba pare nag mu jógee fi tàq ba faw mu ànd ak wér ak wérle mucc ak muccule delluwaat ci njabootam aussi Fatou Diallo maa ngi lay jaar bu baax yéen ñëpp su ma limee rek du ma matal di leen wax ni surtout ñu fi xel mais dañ doon partager rek li nga xam ne moom moo jot am Sénégal peut-être yéen du ngeen ko mën a wax wala rus ngeen ko wax wala amoo leen habitude bi ma jàpp ni am na loo xam ne su ma ci waxee rek même bu doon 5 personnes man ak ñoom ñoo ci bokk avis ba tax na maa leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaar di leen jox rendez-vous xam naa ci fan yu néew incha allah ci kàttanu yàlla jërë ngeen jëf